salaamaaleykum mbokk yi xarit internet ci Dakar yi ñuy bàyyi xel di ñu suivre di ñu safoo saa yu ne tey ñoo ngi waat fii nga xamante ni mooy deux voies Liberté 6 en face camp pénal bi doxantu bi fekk fi ay góor yàlla wala ay jigéen yi nga xamante ni ñoo ngi entraîné fii nga xamante ni mooy deux voies Liberté 6 bi si en face camp pénal bi tey ñu ñëw taxaw ak kenn si ñoom muy seen coach ñu gis ko mu leen di entraîné depuis boobu ak léegi ñu fas yéene ko dékk suñu micro laaj ko xalaatam ak entraînement bi lan moo ko waral boobu ak léegi ak idée bi nu mu ñëwee si moom ginnaaw bu mu ko nuyoo moom dama koy bàyyi mu nuyoo présenté wu coach nuyu naa la. frère fay naa la. tur bi mën nga ma fàttali tur bi. waaw Mouhamadou Thioune la ñu gën ko xam ci coach Thioune. Mouhamadou Thioune foo bàyyeekoo. ba Saint-Louis laa bàyyeekoo fu ñuy wax Santhiaba waaw ay ñëw Dakar. mais combien de temps nga def fii ba di proposer gars yi ñuy entraîner ak yow. bon il y a de cela un mois et quelques bon début bi j'étais là pour m'entraîner seul waaw au fur et à mesure après am ñu commencé ñëw et ma xool ni ngi woon 4 filles man ak ñoom ñu commencé entraîner au fur et à mesure gars yi gis li may def ak ñoom ku nu romb di ñëw di bokk di ñëw di bokk di ñëw di bokk ba tey mi ngi nii maa ngi ci ay vingtaine xam nga loolu moo doon bi bëgg-bëgg la nag ambition rek la woon mais man fooguma woon dina yegg si ba fii waaw. fooguma woon mën naa xam idée bi nu mu ñëwee si yow. bon idée bi nu mu ñëwee ci man ku mel ni yow laa doon entraîné nda premier jour deuxième jour troisième jour si la fii ñëw bi fii ñëwee après man ak yow bu nu entraîné tuuti nga bàyyi ma continuer ak fii man ak ñoom ñuy def ay séances di def ay abdos ñoom ñu intéressé wu ba à la fin man ma leen di jël man ak ñoom kase may teel entraîné su ko defee ñoom bu ñu ñëwee ma nekk ak ñoom ñuy gis tamit amélioration ci li may def au fur et à mesure seen yeneen xarit di ñëw am ñeneen ñi xam te ne dañuy romb intéressé wu ñoom it ñuy continuer di ñëw ba tey jii nii ñu bëree am envie bokk ci ba tey biñ ci bokkee ba tey affaire bi si la gën a développé mais sérieusement ça m'a surpris fooguma woon ni dina mel nii daal tey waaw. mais ma bëggoon xam ñoom dañuy fay wala. bon man lu mu tudd jubluwuma ci woon jubluwuma ci fay bon dama ko doon def bonne volonté parce que ku si nekk yaa ngi ñëw fii di ma wax que confinement bi que da nga jël poids affaire yooyu da nga bëgg mu dañ bon man tamit ma instauré leen benn façon bu ñuy liggéeyee bi nga xamante ni tey prise de poids bi dina wàññeeku xam nga mais fayuñu mais juste man maa leen di laaj par 100 francs pour ñu jéem a wut ay tapis parce que fii boo xoolee suuf la genre mënuñu fi tëdd di def ay abdos mënuñu fi tëdd di def ay gainage affaire yooyu noonu parfois dañuy soxla yenn séances yi pour ñoom ay abdos pour ñoom dañuy wax naan dañuy bëgg di toj seen ay ventre affaire yooyu noonu xam nga mais mënuñu tëdd ci suuf daf leen di taxal moo tax ma leen di laaj par 100 francs par jour pour ñu def le tout pour ñu wut ay tapis mais juste bonne volonté moo ma ci dugaloon quoi. est-ce que maire bi posé wu leen problème d'encombrement par rapport ak lieu bi ngeen nekk bi. bon depuis ñu débuté kenn ñëw fi wax nu dara et j'espère que yaakaar naa ne kenn du fi ñëw wax nu dara parce que aussi li ñuy def nii wutuñu ci dara parce que tamit ku ci nekk bu doon sa sago sa wér-gu-yaram moo lay gënal lépp le fait que ñu ñëw fii di ñàkk loolu j'espère que maire yi waru ci mën a di ci poser problème au contraire tey jii nii dañu waroon mën a jàppale. aussi ñu ngi leen koy lancer parce que fii nii sérieusement suñ ko mënoon am ak ay pavé xam ni suuf si nii doon suñu si liggéey benn 50 mètres wala benn 70 mètres bi nga xamante ni ñu dimbali ñu ko pavel ñu ko ba nga xamante ni suñu mag ñi ba pare fii bëri na ay mag troisième âge baa ngi fii xam nga ñeneen ak ñeneen ba si ñi nga xamante ni ki si gën a tuuti tey jii nii ay 3 ans la am parce que xale yaa ngi fi aussi ba si mag ñi ñu ngi fi te dañ si gis seen njëriñ moo tax chaque jour mag ñi sax ñooy njëkk ñëw parce que seen njëriñ nañ si gis donc tey xale yi tamit ñoom it duñu bëgg tardé ku si tardé sax dalay woo wala message la non tey dama am occupation loolu tax ñëw mais sama xel yëpp a ngi ci yéen xam nga affaire bi rafet ba ñuy ànd ba léegi dafa nice aussi mosuñu si am manque de respect et tout ba pare dañu dégg macha allah. bëgg naa xam ban façon entraînement ngay pratiquer fii nga nekk. bon gymnastique kase la ñuy def à part gymnastique bi bon dinañu def tuuti. Musculation mais musculation squat la squat jump moom na ñuy def li si ëpp mais à part ça nice. waaw noo def ba doon moniteur. bon man j'étais joueur mais aussi comme dama doon dem salle tout le temps salle bi sama koñ la nekk
dama doon dem entraînement su ma jógee entraînement damay dem salle lii yëpp dama ko doon def salle loolu nag laa maîtriser tey nag ñoom jigéen ñi bi ma ñëwee pour ñu bëgg train ma xam ne lii mës naa ko def moo tax ma débuté ko ak ñoom waaw. kon ma jàpp ne lii passion la si yow. waaw lii moom passion la ci man parce que man damaa mës a bëgg sport mais bon tooguma aussi tamit parce que instant bii nii maa ngi jéem def le tout pour def formation bi pour am diplôme yi xam nga parce que man sport dafa doon sama passion la man mooy sama deuxième passion à part jàngi football sport rek laa doon def et tout entraîner yaa ma gën a xam. mu mel ni sa xel kon yaa ngi jëm trouver beneen endroit bi nga xamante ni war nga fa mën pratiquer lii. waaw instant yii nii maa ngi trouver beneen endroit bi nga xamante ni war naa fa mën pratiquer lii et que lan moo si gën a doon kii sax ñi ma àndal tout le temps dañ siy waxtaan ak man bu doon suñu sagoo di nga am sa benn endroit bi nga xamante ni di nga fa pratiquer lii parce que li ngay def baax na ñun da ngay gis ku ñëw 2 jours message la ni la man de lii gis naa si sama bopp. loolu rek neex na tey jii bu doon lu anormal la duñ si gis sama bopp duñ si gis seen bopp loolu moo tax. est-ce que yaa ngi bàyyi xel par rapport ak endroit bi nga nekk ak oto yi ak jakarta yi. deux roues yi ak est-ce que yaa ngi bàyyi xel affaire de incendie yooyu noonu. waaw maa ngi bàyyi xel loolu bu baax parce que loolu moo sax gën a yokk tey jii nii ma doon wax comme suuf si poussière bi parce que fii aussi am na ay asthmatique moo tax ma doon wax loolu pour di lancer appel pour mairie bu ñu si mënee jàppale su mënee nekk ñu nu ko pavel pour lu mu tudd yenn asthmatique yi parce que aussi maa ngi xool lu mu tudd am na terrain basket bu nekk ci ginnaaw mais bon je ne sais pas ba tey ndax dinaa am kii boobu de faveur boobu dinañ ma ko defal moo tax mais te fii moo gën a jege presque ñi fiy nekk fii ci endroit ci quartier bi la ñu dëkk ñoo fi ñëw di entraîner donc tey jii fii moo leen gën a jege fii buñ ko mënoon am pour toujours moo ñuy gënal mais ñi ngi veillé bu baax ci affaire tali bi ci parfois dama naan leen sax takk leen seen masque mais bu ngeen sonnee tekki leen masque yi pour éviter leen lu mu tudd. est-ce que tamit loolu yaa ngi ciy veillé bu baax par rapport ak pandémie bi nii. si par rapport ak pandémie bi moom surtout. tout le temps bu ma ñëwee bu ma leen di placer dama naan leen 1 mètre dañ ko doon respecté dama naan leen 1 mètre kii taxaw nii léegi sax la ñu bëri quoi mais bu teew lu nu bëri dinaa def ba ay 4-6 rangées pour su ko defee mu am espace ñu mën a respecter affaire yi waaw. ñu gis ni façon bu mel nii gars yi di ko pratiquer moniteurs yi lu si ëpp dañuy collaborer ak femmes yi. est-ce que yow tamit amul ay femmes yi nga xamante ni di nekk ak yow jéem la dugg affaire yooyu noonu. non man moom je suis quelqu'un bi nga xamante ni damaa xaw a discret en plus dama doon ki nga xamante ni y a des choses yoo xamante ni man nekkuma ci quoi moo tax ñi si ëpp entre frères et sœurs laay daw ak ñoom du tout le monde nag soo xoolee groupe bi ni muy bëri yëpp soo moytul 4 personnes laa si gën a wala 6 personnes laa si gën a am ak affinité si surtout mag ñi laa gën a am ak affinité mag ñi ñooñu laay waxtaanal dee leen def li xale yi ku ma si mën a conseiller su ma la gisee si mbedd mi sax su ma dajeewoon dama naan la da nga entraîné pare demal nga toog nga naan ndox mu bëri dafa tàng su ko defee li nga génne nga mën ko dugalaat. mu mel ni yow lu gars yi di njorte yow da nga koy daw. non man moom je suis pas comme ça et que xam nga rek. tey sa mot de la fin boo ko doon def lu muy doon. bon damay lancer appel bi nga xamante ni pour jeunes yi surtout les femmes tey jii bu ñu bàyyi ba am benn âge wala ba commencer grossir pour ñëw soogay entraîner nit dafa war a xool wér-gu-yaramam avant tout loolu mooy li jiitu wér-gu-yaram dafa baax nit mën nga am àdduna ak li si biir soo amul wér-gu-yaram amoo dara. loolu moom maa ngi leen koy lancé di leen wax nañu génn ku mën def sa marche sax benn 1 heure de temps wala benn 30 minutes après nga dugg sa kër sangu étiré loolu ça te fera du bien mais toog nii sans entraîner dem ba jël benn poids comme fii ñu si ëpp noonu laa leen gisee dañu dem ba jël poids ñëw soogay gis affaire yi léegi ñu dem gis amélioration moo tax nanguwuñu sax toog benn jour te duñu ñëw chaque jour dañuy ñëw. waaw Moussa Baye Thioune man maa ngi lay ziar di la jaajëf. delloo ziar frère xam nga di kontaan ci ñëw bi ngeen fi ñëw di ñu suivre kontaan nañ ci trop parce que fooguñu ko woon mais xam nga rek li naan lu mu tudd parfois nit mën na dëgmal leen mais du xam fi mu koy yóbbu et pourtant c'était rien ñu biñ koy débuté mais tey jii bu ñu demee ba télé bi nga xamante ni mooy ci Dakar ñëw fii nii di ñu jël parce que gis affaire yi am na amélioration quoi aussi population bi tamit kontaan nañ ci koñ bi kontaan nañ ci xam nga loolu moo tax mais maa ngi leen di remercier bu baax a baax et que di leen ñaanal li nga xamante ni muy avancement ci yéen télé bi muy avancement ci ñun waaw aussi di lancer beneen appel di nii pour maire yi bu ñu si mënee jàppale
su mënee nekk bu nu mënee jàppale aussi bu nu mënul jàppale ñu xool trouver lu benn solution bi nga xam te ne dinañ am fu nu mën a nekk pratique ko fa normal parce que lii nii defe naa pour ñëpp la soxlawuñu ci dara juste passion la rek. ñu ngi taxaw ak kenn si ñi nga xamante ni lañ ci fekk ñuy entraîné muy suñu yaay dañ koy nuyu rek bàyyi ko mu nuyu yaay nuyu naa la. waaw fay naa la yaaram. maa ngi lay nuyu fekk la fii nga xamante ni mooy deux voies Liberté 6 si côté campénal bi ñu fekk la ngay entraîné dan moo la poussé si loolu. Dama doon def ay métti di bari sama yaram ma tàggoo sama nijaay mi mën naa dem waaw. mais bi nga ñëwee léegi loo sentir. métti na daal waaye am naa si jàmm daal ndax gëj naa am métti yu may métti sama yaram bi. mu mel ne kon la ngeen di pratiquer fii mi ngi leen di jëriñ. waaw waa ji moom loxoom tàng na trop baax na moom. waaw gëj naa jàmbat yaram yi métti daal. kon tey boo amoon ku mel ni yow ki nga xamante ne war na mën pratiquer comme ni ngay pratiquer loo koy digal. xam naa daal baax na daal man daan lomb di leen reetaan naan yëfu lii góor moo koy def waaye daal man daal bég naa daal amul benn problème waaw. kon mu mel ne bi nga commencé léegi bépp jafe-jafe bi nga xamante ni yaa ngi doon sant sa yaram dañ. waaw sama yaram normal na daal bii bi daal ba ma jaaxal waaye normal na maa ngi sant yàlla bu baax a baax. yan façon série ngeen di def fii. sport yi daal mooy noonu nag chaque jour beneen façon bu bees. chaque jour ñu indi beneen leçon bu bees. waaw waaye nag sant yàlla baax na daal. mais def na njëriñ si yow ak sa ay morom. am na njëriñ moom baax na moom baax na. alhamdulilah kon yàlla na continuer. waaw jërëjëf. salaamaaleykum soxna si nuyu naa la. maaleykum salaam maa ngi lay fay bu baax. mën naa xam tur bi. Aïcha. Aïcha ñu ñëw fekk la fii deux voies Liberté 6 en face campénal bi ngay entraîné lan moo waral sa taxawaay fii tey. dama ñëw fii pour def du sport li nga xamante ni yàgg naa ko def te tamit dafa nekk sama passion parce que avant tout man mi mooy kii damay suivre sport muy football muy handball muy lépp te en même temps tamit mooy dama cee sawar depuis troisième ba léegi dama koy pratiquer depuis collège ba lycée ba tey ji ma nekk université si corniche bi dama koy def. léegi comme que corona bi daf ñoo taxe ñuy génn dem fu sori moo tax ma ne man tey jii am naa opportunité te ñëw fii sama koñ di def fii nii tombeeg ma ñëw fekk fi kii di bàyyi ci muy entraîné wu ma ne sama grande sœur ñu ñëw fekk fi muy entraîné wu ñu ne ko sëñ bi ngir yàlla mënoo ñëw nga jàppale ñu après nag moom nag affaire bi tamit daf cee sawar mu ñëw jàppale ñu parce que tey su ko neexoon tamit du ko def mais moom dafa ubbeeku dafa baax affaire bi nag fa la commencé léegi képp ku romb day ñëw mu ne salaamaaleykum sëñ bi ba xam ndax mën na ñëw bokk mu ne waa mu ubbil ñëpp nag yoon bi ba tey ñu ñëw toll ni ñu toll nii. lan moo tax nga tàmmu endroit bi te demoo salle de musculation yi. parce que fii moo gën a nekk li nga xamante ni mooy dañ fiy fekk genre famille bi nga xamante ni affaire bi dafa ubbeeku dafa ouvert par rapport ak salle yi nga xamante ne da ngay fermé wu bopp sa bopp la alors que fii c'est toute une famille fii nga xamante sax mooy ñëpp dañuy xamante. saali am na ñi nga xamante ne tey jii nii mooy dañ lay fayeeku ay somme yi nga xamante ni yow wala sa moo xam amuñu ko alors que fii mooy gratuitement lañ koy def avec du plaisir aussi moo tax ma ñëw. doo fay fii non non. kon sa waay gratuitement la ñu koy def. gratuitement la ñu koy defaral. loolu ñu dundee façon entraînement bi ak pandémie bi nga xamante ne nii si dëkk bi. affaire bi xaw na métti tuuti parce que si kii lañ koy ci suuf sama gens yi nga xamante ni mooy dañoo asthmatique su poussée bi jógee affaire bi day métti. te man sa au plus tamit mooy médecin yi moo ma recommandé pour ma gën a def sport parce que day tax sama poumon yi ubbeeku. bu mel ni bi nga commencé def sport ak léegi yaa ngi sant sa yaram forme bu baax. maa ngi sant bu baax a baax alhamdulilah par rapport à asthme bi ni ma doon def avant léegi moom dafa tuma bu baax parce que sama poumon yi day ubbeeku bu baax a baax. mën nga ñu expliquer ban résultat la jot def si yow nii. maa ngi ci sant sama bopp bu baax parce que tamit muy gën a amélioré ci sama feebar bi nga xamante moom mooy asthme bi su ma toogee nii toog nga xamante su ma yenn toogaay daf may sonal léegi nag dañoo gis ni que mooy lieu bi fii nii affaire bi c'est pas du tout stable moo tax léegi ñun mooy dañoo jël opportunité benn kii mu nga xam benn organisation pour di indi chaque jour 100 francs pour mën a jënd tapis léegi nee naa ko affaire yi su demee ba kii léegi dañuy dem ci mooy ci ñit ñi xool ba xam ndax dinañu mën a jàppale aussi parce que tamit def fii tamit neexul tamit aussi. tey boo amoon conseil bi nga xamante ne da nga koy jox sa ay morom lu mu war doon. dama leen di conseiller ñuy def sport chaque jour même bu ñu mënul am sax opportunité pour génn dem di ko def feneen nañ ko def seen biir que ñuy marché di dox parce que tamit dafa baax si yaram te ça te permet aussi de mieux être dans ta peau de mieux te protéger ci lu bari daal comme genre yenn feebar yi boo nekkee su fekkee mooy tamit da nga am kii ni estomac et tout mooy dina la permettre pour nga mën a circuler sa sang normalement. mère maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. dinaa xam tur bi nan la. man Ndeye Khady Ndiaye laa tudd. Ndeye Khady Ndiaye foo bàyyeekoo pour ñëw fii. man maa ngi koy bàyyeekoo Konachap. Konachap waaw. ñu ñëw fekk la fii deux voies bi ngay entraîné loo yëg sa yaram ba ñëw fii. waaw damay am suukar bëgg a wàccee sama suukar defar sama yaram rek ñaq tuuti ndax sport dafay lu baax si nit daal surtout maa mag. mu mel ni kon sport bi ngay pratiqué fii mi ngi def njëriñ si yow. waaw gis naa si résultat yu baax
waaw am na lu bu mel ne kon coach bi nga xamante ni mi ngi leen di gérer fii mi ngi def sport bi comme ni mu waree. waaw mi ngi koy def comme ni mu waree parce que man sama docteur dafa maa wax del marche del ñaq kon moo tax nag man ma jàpp si lii daal et puis gis naa si résultat yu baax daal moo tax. lan moo idée bi nan la ñëwee si yow. ah nan la idée bi ñëwee si yow. waaw idée bi dafa ñëw ci man comme que dama fay ba dem déterminé del marche del ñaq te marche bi moom di nga ñax sport bi di nga ñax te fii sori moom ak sama kër benn la ak samay doom ñoo fi nekk ma ñëw ànd ak ñoom rek. mais comme na ngeen di dundee ak moom ak par rapport ak pandémie bi. waaw pandémie bi balaa 23h jot mu jeex ñu ñibbi yàlla def na Macky Sall tey dindi na ko kay kon day gën a neex rek. mu mel ne information bi jot nga ko. waaw information bi jot naa ko waaw. kon yaay looy conseillé ñi nga xamante ni ñooy say morom nekk si kër. waaw ñi sama morom nekk si kër gi nañu génn yëngal seen yaram ndax yaram dañ koy yëngal ñaq bi ngay ñaq di ko génn sa yaram rek lu bari lay def si yow sport dafa baax si nit dañuy yëngal seen yaram mag bu nekk am nga noo mën a yëngalee sa yaram te doo du la wàññi dara. bëgg naa xam aussi tamit fii ngeen di entraîner lan moo tax ngeen taamu ko par rapport demu leen si salle yeeg yooyu noonu. ah fii moo gën a féex saali man moo ma gën a jege si saali ndax sama kër ngi nii waaw moo tax ma rek ma yem fii man. da ngeen di fay. waaw dañuy fay mais dañuy fay bëriwul jàppalante rek la fayuñ dara sax dañuy laaj rek loo xam ne dañu war a cotiser pour jënd ay tapis affaire yooyu parce que suñu doom rek ñoo fi nekk waaw loolu rek. soxna si nuyu naa la. maa lay fay. tur bi naka la. Aïssatou. Aïssatou foo bàyyeekoo ñëw fii. man Derklé. Derklé. Aïssatou bu jógee Derklé bàyyi bépp lieu bépp endroit taamu endroit bi lu ko waral. ah parce que fii boo ñëwee ay équipe entre kii yu baax lañ lay defaral échauffement yu baax en plus dañ lay toppatoo tranquille sa yaram et tout. kon instant yii da nga gis fii la nga xamante ni gisoo ko endroit yi nga romb. ah. da nga gis fii la nga xamante ni gisoo ko si yeneen place yi nga xamante ni moom nga romb. waaw loolu moom dëgg la day gis loo xamante doo ko gis sa yeneen place yi fii équilibre na et tout calme na daal doo am ku la déranger moo tax ma préféré ñëw fii. lan moo tax nga romba saal yi taamu fi nga xamante ni mooy fii. fii parce que dañ lay toppatoo defal la échauffement bu baax boo demee sa yaram du metti dara du metti te dara du la gêner en plus te boo lay waxee lii moo lay metti dañ lay affaire bi bàyyi. mu mel ni kon yow bi nga fi commencé ak léegi yaa ngi sant sa bopp état de forme bu baax. maa ngi sant sa bopp bu baax kay. yaa ngi sant sa bopp bu baax. waaw. tey boo doon jox conseil sa ay morom tey ban conseil nga leen jox. ah xanaa ñuy lekk calmement et régulièrement respecter entraînement moom baax na si nit tranquille fekkoo loolu man mi tey dama ñëw naa maa ngi koy jéem a def wala dara quoi que ce soit baax na danañ toppatoo sa yaram boo demee sa yaram bi des fois di nga gis sa yenn feebar yoo xamante doo ko mën am sa yaram entraînement yi ngay def. mu mel ni kon bépp jàngoro bi nga xamante ni yaa ngi ko doon jàmbat instant yi ngay wax ak man nii lépp daal ça va. ça va tranquille alhamdulilah. kilifa gi nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay. kon naa xam tur bi naka la. man la Mamadou Gueye lañ may wax waaye Momo la ñu wax fii quoi. Mamadou Gueye foo bàyyeekoo. man maa ngi bàyyeekoo Saint-Louis mais j'étais en voyage je viens tout juste d'arriver à cause de coronavirus quoi raison pour laquelle je suis ici. fi nga nekkee ak fii soriante wul. non tout juste après camp pénal fii rek tout juste. Mamadou Gueye ñu ñëw fekkale fii si devant camp pénal bi ngay entraîner ak ñi nga xamante ni mooy xale yu jigéen ñi lan moo la poussé ba ngay ñëw fii di entraîner bàyyi lee yëpp ñëw fii. non c'est juste que pour am amour sport rek parce que on était dans l'armée on peut pas venir tout le temps rester chez nous sans rien faire parce que malgré ay nitu yaram lañu buñ toogee on va prendre excès de poids raison pour laquelle on est ici pour s'entraîner nous aussi pour gagner en plus. mu mel ne yow da nga bokk si moniteurs yi nga xamante ni ñoo ngi jàppale coach Thioune. waaw damay li ma jàng sur les nawetaan ak ci armée bi loolu rek laa ñëw pour appliquer rek mais je suis pas coach sportif. yow kon da nga ñëw pour jàppale sa waay comme da nga doon jouer nawetaan loolu moo la poussé nga ñëw fi di ko jàppale. oui man ak moom ñoo bokkoon équipe sax on était en finale 2016 on se connaît depuis très longtemps on a même fait l'an on était à Saint-Louis nous tous on partage les mêmes choses raison pour laquelle je suis ici pour l'épauler quoi c'est mon ami on partage tout. ñu gis léegi 20h ngeen di commencé président changé na li nga xamante ni mooy état d'urgence bi dindi na ko léegi heure bi day changé wala day nekk sur place bi. non là je peux pas dire parce que je n'ai pas eu le programme sauf que si on s'assoit on cause entre nous on va trouver terrain d'entente parce que on peut pas faire la journée parce que les élèves ont repris les cours. Maintenant, c'est à l'heure seulement si les élèves ont fini leur cours et révisé un peu pour venir se divertir ici ensuite pour partir à la maison. Ban conseil ngay jox jeunesse bi pour ñuy pratiquer sport. Oui, le sport c'est bon pour la santé. am na ñoo xam ne ñu ngi fi dañoo amoon ay nerfs sciatiques. C'est à cause de l'esport ils avaient resté 3 mois sans marcher. C'est à cause de l'esport ils parviennent à marcher maintenant. Voilà.